représentant ICP yaakaar naa war naa mën a jël kàddu aussi wax ci turu ICP district bi buñ ci jógee monsieur kii équipe cadre bi te médecin chef bi dirigé ko aussi ñoom ñu jox leen kàddu buñ ci jógee ñu jox monsieur le maire Daouda Tine mi nga xam ne moom aussi fii ñuy defee affaire yi kii bi tey jii ci goxam la bokk ci commune am la bokk kon jaadu na tey jii moom moo war a dalal ñëpp sax parce que ci goxam la ñu nekk buñ ci jógee jox monsieur le préfet yaakaar naa ne mu jël ay kàddu moom it clôture yaakaar naa noonu daal lañu ko tënke woon asalaam. monsieur le sous-préfet di nuyu docteur di nuyu Daouda Tine maire bu Touba Toul di nuyu chef du village yi nga xam ne yi ñooy sama natt nga di nuyu population bi nga xam ne bii ñoo ànd ak délégation bi ñëw fii di nuyu it docteur yi nga xam ne yi ñii ñoo jóge Kaba ñii jóge Njaxu ñeneen jóge fëleen ñu ñëw ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci teewaay bu rafet bi suñu leen fayee yàlla na leen yàlla fay suñu leen fay yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen yàlla fay sant nañu bu baax gërëm nañu bu baax ki fi newoon it taxawaayam rafet na lool muy Modou Mamoun Diop moo dis gor moo di jullit dis gor soo xam ne si 7-8 la lii may wax ci moom bu neexoon yàlla du kàddu bi du yegg taxawaayam rafet na fii trop taxawaayam rafet na fii trop daanaka ma ne wu may wax sant naa leen gërëm naa leen jërëjëf. chef du village bi pare yàlla dafa def man mi yor micro bi man maa nekkoon ki jiite woon comité bi nekkoon fii ci case bi dañu cee bëgg a sànni ay kàddu rek comme temps bi dafa xaw a gàtt xëj na li ñu bëgg a wax yépp sax xëj na du xaj fii mais dañu koy tënk rek di wax ne ñoo ngi leen di dalal yéen ñëpp monsieur le sous-préfet ñoo ngi lay dalal di la wax ne dalal jàmm fii ci Réfane Mbos nag aussi xëj na am na ñooñu xëj na du ñu xam ni parce que dañ ne Réfane ba pare na Mbos parce que Réfane boo gisee ay dëkk yu bari la c'est un ensemble de villages mais village dëkk yu bari yooyu mu doon da cee am ay dëkk yoo xam ne nii dafa bokk ci commune Touba Toul bokk ci arrondissement Thiénaba kon tey jii fii ñu taxaw tey bu ngi bokk ci arrondissement Thiénaba département de Thiès commune Touba Toul bootu nag aussi ci poste de santé Njaxu district sanitaire de Xombol kon xëj na loolu aussi ñu leeral ko dina xaw a am solo tuuti di nuyu médecin chef aussi moom it ak équipe bi mu àndal yëpp di leen wax ne dal leen jàmm di am contentement ci seen ñëw bi ngeen ñëw fii parce que li tax tey jii li waral ndaje mi tey mii contentement rek lañ ci am di dalal aussi monsieur le maire bi nga xam ne nii lii ñuy def tey jii ci commune am lañ koy defee muy commune Réfane Mbos moom it wax dëgg xëj na jotam ak yooyu sax ne man yàgg na ma woote pour dem ca moom sax pour kii man xalaatoon naa ne sax kii parce que woo naa ko mais mënu ma ko woon a jot mais yàlla def xëj na am na chef du village yooyu xëj na jokkoo woon nag ñoom ba xëj na bi ñuy renvoyé réunion bi ñu ci bari sax moo ko jàllale bi ñu koy wax ñun fekk na moom jàllale na ko kon aussi moom it dañu koy jaajëfal parce que wàññi nañu coono foofu bu loolu jàllee aussi ñu nuyu chef du village yi nga xam ne nii kenn ku ne ci da ngaa bàyyi sa yite ñëw fii woyu si ci woote bi parce que dañu leen woon ci suba am na ñoo xam ne jotoon nañoo ñëw bi ñu ko renvoyé ñu delluwaat ñu wooxaat li ñu ñëwaat kon yéen it ñoo ngi leen di jaajëfal di jéglu aussi ci loolu ngeen xam ne doon woon ci suñ coobare jamono ji rek moo demee noonu bu ñu jógee foofu aussi di nuyu waa Réfane Mbos fi nga xam ne fi la poste santé bi nekk ñoom nag dañoo nekk population boo xam ne nii population bu engagé lañu bu dynamique boole seen bopp parce que tey jii dañuy tënk rek lii ngeen gis mu nekk fii yëpp
population bi ñoo ko fi defal seen bopp parce que man na yàlla dafa def maanaam district Xombol def naa fi 15 ans di liggéey ak plan ci wàllu santé commune Touba Toul def naa fa 15 ans parce que man maa yore woon commune boobu fu poste de santé nekk wala cas de santé xam naa ko doon liggéey ak acteurs communautaires yi vraiment liggéey bi doon liggéey bu aw yoon case bi aussi farlu woon ci lool ñu ràññee woon ko ba dem ba au niveau régional sax étude pilote bi ñu doon def fii lañ ko doon defe si kon ñu xam ne case bi tey jii population bi jàpp nañ ci bu baax a baax a baax a baax lii ngeen gis fii yëpp rek population bi ñoo ko def am na nag ñu ci dugal seen loxo parce que aussi nit bu amee lu mu def la mu def na nga ko wax parce que maanaam case bi ñu tabaxee ba mu mel nii waa plan may nañu 400 moustiquaires parce que boobu man maa fi nekk maa nekkoon agent développement communautaire bi nga xam ne moo nekkoon ci zone bi mooy ñu 400 moustiquaires ñu jaay ko def ko fii ci case bi mayaat nañu aussi 150 000 may nu ay matériels yi ngeen gis fii rek yu ci bëri plan moo ñu ko doté woon monsieur le maire aussi bi ñu liggéeyee ba kii may nañu may ñu ñaari tonnes ciment ñu def ko ci liggéey bi da di nit moom xëj na yéenam ëpp na foofu mais xëj na aussi fa yéenam toll rek la defee na xëj na lii ñuy def moom la waroon mais nag comme xëj na jamono ji comme ni ñuy wax rek parce que Modou Diop mi nga xam ne ni yàlla na ko yàlla yërëm moo tax ñu egg si fii ñu egg si daf ñoo tegoon ci yoon woo xam ne nii danoon bu leen xaar kenn kuy ñëw ne leen ca fekk ku leen dimbali daal na fekk ngeen nekk ci te ca yoon woowee la ñu nekk mu nekkoon Njaxu liggéey fa liggéey bu rafet ba samp case bi en 1992 la ko samp ñu ngi koy doxal di ko doxal ba tey jii gis ngeen ni mu demee nii ñu dem ba war ko def cas poste santé population bi engagé wu ñu remercier au passage médecin chef bi nga xam ne nii vraiment bi mu ñëwee gis liggéey bi case bi ni mu doxee vraiment dafa déplacé wu ñëw xool case bi mu ñëwee aussi mu jox ñu ay recommandations yoo xam ne nii vraiment bu ñu bëggee case de santé bi nekk poste il faut que mu am fu mu jaar recommandation yooyu aussi ñu topp ci ba bokkoon na ci logement bi nga xam ne nii moom la ñuy defar ne ñu commencé ko en novembre fii may wax ak yow rek def nañ ci 3 millions 600 te bâtiment bi pareewul te loolu xaalis boobu jógewul fenn lu may ci population bi ak li case bi doon liggéey parce que saa bu weer dee comme ni ñuy wax dañuy def réunion mensuelle ci poste bi ci case bi bu ñu defee suñu motivation kii acteurs yi ba pare lay des ñu jënd suñu garab la des ñu dugal ci suñu compte bi ñu waree liggéey nii nag loolu dañu koy génne boole ak li waa dëkk bi dajale ba ñuy defar lii te depuis ba ñu ko commencé ba léegi yàlla dimbali nañu ba taxawul kon loolu dama ci jaajëfal waa dëkk bi yëpp di xam ne lii vraiment ñu ngi leen di jaajëfal man de uma seen pay yàlla na leen yàlla fay parce que lii aussi nit bu jiitee lëf mu demee nii mu ñu dem ba di ko def poste santé vraiment loolu contentement lañ ci am parce que lii wax dëgg bu doon ni lu ñuy kii la rek Modou Diop mi nga xam ne moo ko kii ba 31 décembre la fi xëyee 31 décembre dafay ñëw liggéey fi parce que maanaam retraité woon na mais maanaam docteur bi fi nekkoon muy mari ma koy remercier au passage vraiment moom it mu fiy liggéey bu am solo bi liggéey bi mu demee nag boo war a dem fête ci fête yooyu fan yooyu Diop na case bi de ëpp naa tëj mu daal di jógee Dakar ñu téye ñu nekk fi di 23 ba 31 moo fi nekk tenir case bi di faj te macha allah tunu reefan yëpp fi ñëwoon di faju si kon loolu dañu koy dollee ñaanal rek ñaan moom du doy fu ñu toll rek ñun moom duñu ko fàtte parce que tey jii lii fa mu doon gën a neex rek yàlla defoon maanaam moom mu fekke ko kon bu naa ma Diop yow mi nga xam ne yow yaay raku Modou Diop nekkal ko fi xamal ne reefan amuñu payam ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di xam ne duñ ko fàtte aussi parce que lii liggéeyama li ñu yéene woon yëpp nag sax xëj na mënee su koo wax fii ci discours bii parce que affaire yi xat de te xaw naa guddi te xëj na am na ñeneen ñu war a jël kàddu ci gàttal daal daji daanee la foofu xamal leen ne am nañu contentement lool ci maanaam poste case bi nga xam ne dañu ko war a def case dañuy remercier aussi maanaam poste santé ja Njaxu parce que aussi ñoo ñoo fa nekk depuis ba ñu ko kiyee ba léegi vraiment ICP bu fa nekk da ngay ñëw jàpp ba kii fi nekk tey jii nekk ab safal nga xam ne vraiment moom tàyyiwut day ñëw di gëstu di xool lu mu ñu mën a jàppale bu jàppalee ñu ko
stratégie avancée bu ñëwee day ñëw def li mu te du boo neexoon danaan personnel qualifié mu nga fa li ma mën na ko mais defu ko de day déplacé wu saa bu waree ñëw day ñëw lu mu ñu war a jàppale bu jàppalee ji ko kon Absa aussi vraiment yaag équipe bi nga àndal ñoo ngi leen di remercier di remercier aussi équipe cadre district parce que loolu moom man suñu may remercier moom parce que dama fay nekkoon gis maanaam jàppale gi ñu doon jàppale ci maanaam ci matériel ci formation parce que suñu acteurs yi fi nekk yëpp Xombol lañ ko formé muy matron bi muy ASC matron bi yëpp Xombol lañ leen formé kon ñoo ngi leen di leen jaajëfal ci turu waa Réfane yëpp ci gàttal daal pour bañ a gudd ne gudd naa ba pare sax may jégalu parce que ay kilifa fi toog te xëj na lii rek doon seen i activité damay daanee la foofu sama kàddu di leen wax ne daal vraiment suñu contentement daal xam nañu fi mu tàmbalee mais xamuñu fu mu yem ñu ngi leen di jaajëfal jërë ngeen jëf. waaw léegi maanaam aussi kon ñu jox représentant ICP yi moom bu mu ne kii rek ki fi nekkal ICP yi monsieur Souleymane Ndour. nuyu ku si ne sa tur ak sa sant di si jiital le sous-préfet l'arrondissement de Thiénaba toftal si monsieur le maire de la commune de Touba Toul di nuyu le médecin chef du district de Xombol di nuyu équipe cadre bi mu àndal di nuyu chef de village di nuyu population yëpp di leen wax ne plaisir la ci man ma teew fii bokk ci délégation bii fi ñëw tey pour fekkee ci inauguration bi ma ñëw fii en tant que représentant des ICP am na nag luñ ma dénk ci njeexantal ba danaa ko wax mais gannaaw nuyoo yi ki nga xam ne moo doon suñu collègue di Mamadou Diop kooku mënuñu wax dara te tudduñu ko maa ngi leen di sant biñ ko defalee dog ca njëlbeen bi ngeen ko tuddee wax œuvre yi mu fi def li mu def ci district bi suñ ko doon wax suba ba jant sox du jeex mu nekkoon nit ku baax nit ku yaatu nit ku nangoo liggéey nit ku am vision man mii bi may ñëw Kaba moo ma dalal fu ma mësaan a jaaxlee damay dem ba njaxu mu gindi ma kon kooku mënuma ko fàtte li ñu fi dajale tey jii mën naa wax ne c'est un travail de dur labeur boo xam ne def na ko lii mooy aboutissement bi maanaam njeexantalu liggéey boo xam ne def na ko ci tundu Réfane maa ngi fàttaliku depuis les années 80 bi mu fi ñëwee moom parce que ñoom ñoo ma ko nettali man dama fi ñëwoon stage nekk ci Abdou Dieye di xaritam ma daan dégg ñuy wax moom Diop mu ne damay dem stratégie avancée mbos mu bëgg fii lool boobu xaw ma fu mbos féete Dieye daan dem boox mu bëgg boox lool ma dégg ñuy wax ne ñooñu ñu sincère lañu ñu sincère maanaam ñu dëggu ñoo xam ne foo leen awloo ñu aw fa loolu moo taxoon Diop miin fii di fi ñëw daanaka dëkk fi tey ji ñuy dem ba boox nekk na poste de santé ñuy dox ba mbos am poste de santé kon ñooñu liñ fi def yal na leen fekk lu baax li ñu def fii yal na leen fekk foofu ñu nekk yal na leen ko yàlla fay léegi ci kàddu amicalu ICP yi ñoom day wax dëgg ci yàlla Diop fu ñu ko tegoon sori na lool moo tax dañ ma yóbbante ne poste de santé boo gis am na tur poste de santé boo gis am na tur ñuy ñaan poste bii
sëgëm yéen reconnaître ngeen Diop li mu def fii du ñun ñooy dogal nag yéenee dogal suñu sañoon muy poste de santé Mamadou Diop de Mbos. maa ngi fàttaliku keroog biñ koy denc am na si ñi nga xam ne dañu bokkoon si délégation bi keroog sëñ bi si sëg yi am na ku ñëw ba si moom jóge Mbos loolu sama bët muy wax ba xaacu mu ne lenn dong moo ñu metti li Diop dul fekkee inauguration bi mu nekk lu daw yaram kooku bi mu koy wax soo ko xoolee ak ni mu koy waxee da nga xam ne ni kii li mu wax si xolam la ko jëlee te loolu mooy dëgg Diop liggéey na fii liggéey bu mucc ayib bu ñëpp xam kon yal na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana mënuñu jeexal mbiru Diop nag su ma wëlbatikoo damay ñëw si population bi population Mbos yéen il faut que ñu jaajëfal leen remercier leen aussi si liggéey bi nga xam ne def ngeen ko ndax su ñuy wax santé communautaire si tubaab mooy ñi nga xam ne population yoo xam ne dañuy jóg ànd ak seeni acteur maanaam infirmier sage-femme ànd ak ñoom ca ba ñuy saytu jafe-jafe yi lu jëm si wàllu wér-gu-yaram ñuy saytu jafe-jafe yi suñu saytoo ba pare ñu ànd ak ñooñu tëgg plan ndax soo saytoo ay jafe-jafe ba xam maanaam lan mooy jafe-jafe santé si gox bi da ngay defar plan boo xam ne moom nga fas yéene topp doxal ko pour indi ay solution bokk ngeen si ñi nga xam ne taxaw nañu pour tëgg plan yooyu suñu jógee foofu fi ñu koy exécuter maanaam fi ñuy taxawee pour ku ne taxaw def li mu war a def li nga xam ne tënkoon nañ ko si plan yi ku ne war ko def taxaw ngeen si def ko bu mat sëkk ngeen fekkee aussi li ñuy wax évaluation mooy bi ñu tëralee plan bi ba def yëngu-yëngu yëpp dañuy taxaw ñu seetaatal mbir mi xool lan la ñu def lan la ñu deful lan la ñu war a defaat donc taxawaay yooyu ngeen taxaw loolu mooy santé communautaire mooy engagement communautaire su ñuy wax su ñuy citer exemple engagement communautaire je pense que lii doy na exemple kon yéen wax dëgg si yàlla lii su ngeen ko su fi amee tey yàlla ak yéen ak Modou Diop seen engagement loolu lu am solo la parce que santé dañu ne compétence bu ñu transféré la population yi ñoo yore seen wér-gu-yaramu bopp kon nag am na yoo xam ne yéen a cay taxaw ba mu mat sëkk kon ñu ngi leen di remercier di leen encourager nii ngeen di def bu leen ko bàyyi continuer leen ba yeneen ak yeneen dikk ambulance mën na fi ñëw leneen mën na fi ñëw mën na dem sax kenn xamul ba nekk centre de santé kon continuer leen ci lancer lii nga xam nii ngeen taxawee continuer leen ci noonu di remercier di jaajëfal su loolu mënuma ko ñàkk a wax ndax yàggu fi mais mu ngi liggéey bu mucc ayib boo xam ne ñun xam nañ ci dara ndax bu muy door a ñëw am na jafe-jafe yu amoon ci poste de santé ci wàllu courant biñ ko waxee médecin bi mu wax ko jafe-jafe boobu ca lañ ko gëj a dégg ba tey kon monsieur le sous-préfet ñu ngi lay remercier di la ñaanal gudd fan wér-gu-yaram lépp loo namm ci liggéey yal na la ko yàlla defal di remercier également le médecin chef de district il est très jeune ma leen di xamal ne Ndour la sant comme man ñoo bokk dëkk Fatick mais gis ngeen Fatick mosuñu bëgg mu jóge fa ndax liggéey bu rafet bu mu fa doon affectation am population boobu lànk ne du fa jóge
dañoo lànk ba mu toogaat une deuxième fois defe naa bi mu fay jógee su tàggu woon comme nu mu tàggoo bu njëkk ba kon du fa jógewaat ndax liggéey bu rafet bu mu fa def képp ko oo Fatick xam na ko xam nañ liggéey bu mu fa def xam nañ li mu bàyyi jàmm ñëpp nangu liggéey nag nangu kon moom it yoon boobu mu topp yal na ko yàlla accompagner yal na ko yàlla gunge ba lépp lu mu bëgg suñ borom defal ko ko di nuyu di remercier aussi monsieur le maire mënta ñàkk parce que am na lu ñu jot a gis loo xam ne daf ko réaliser man dama nekkoon tuteur boox li ñu mébatoon am na lu mu ca def loo xam ne mën naa ko seede muy ambulance ba ak yu bëri yoo xam ne def na ko ci yeneen poste de santé yi kon nag monsieur le maire li ngay def ci wàllu santé gis nañ ko ñu ngi koy rafetlu ñu ngi lay jëfal moo doon kàddu yi parce que comme temps bi bëriwut te ñiy jël kàddu xaw nañoo bari mooy tënk sama kàddu foofu di ñaanal ñëpp jàmm. mu kii rek ñu renvoyé ko mu ne incha allah bu ngoonee dina ñëw kon ñoo ngi lay jaajëfal di rafetlu sa teewaay di wax aussi ci Souleymane li mu wax noonu ci maanaam tur boobu mu wax lu ñu xalaatoon la population bi xalaatoon nañ ci dari doon seet ba xam nag ndax léegi est-ce que poste de santé dinañ ko utal turam déet loolu rek moo doonoon suñu kii mais comme yàlla def na maanaam loolu doon doléance boo xam ne nii dafa méngoo woon ak suñu bëgg-bëgg yaakaar naa ne loolu war naa mën a nekk ñun de dañu koy sàkku te population bi yëpp wax dëgg bëgg nañu loolu parce que maanaam kuy liggéey la ba mu egg si fii yàlla def ñu dem ba di koy kii parce que décembre la fi jógee décembre la jógee fii le 31 décembre la consultation bi mu fi mujj a def ci la ko fi def daal di dem le 11 janvier mu làqu vraiment kon yàlla daal ay mbiram moo demee noonu kon maanaam loolu daal yaakaar naa ne doléance la boo xam ne nii day toog rek ñun suñu li nga xam ne ñun mébétoon nañ ko te bëggoon nañ ko kon yaakaar naa dañuy jox médecin chef moom it mu sànni ci ay kàddu. ñu yombalalee journée tey bi ndax bi ma ko gisee expliqué ko nag man kat population Boss def nañ procédure bi ma demee aussi xool def visite bi xool population lépp loo xamante ni norme la respecté nañ ko mu ne man yow xoolal waxal lan ak lan nan nga ko bëggee jàpp bés ñu dem effectivement bi ma ko proposé jour tegu ci baat noonu la def convocation bi yoon ne ko chef du village monsieur le maire ba tey nga gis ñu mën a ñëw fii ci kattanu yàlla donc vraiment te aussi c'est la énième fois à chaque fois muy CLD wala beneen réunion su ma ko wooyee rek du ci teg baat day daal di vraiment li ma amul benn problème comme li secteur santé la yaay sama conseiller foofu loo ma wax ma xool lan la après ñu defee ko ni mu gën a rafetee vraiment ma koy remercier di ko ñaanal yàlla aussi vraiment yàlla may ko ndam ci liggéey bi muy def di remercier aussi monsieur le maire bokk na ci maire yi nga xamante ni vraiment ñoom laa gën a jege ñoom laa ëpp aussi ñi ma gis le plus souvent à chaque fois bu ñu fa amee activité du yónnee mooy déplacé wul boppam ñëw fekki activité bi ci mujj mooy POCT keroog du début jusqu'à la fin amul benn point boo xam ne fekkewul ci jël ay engagement yu am importance pour poste yi donc loolu aussi vraiment dafa nekk lu baax boo nekkee maire da ngaa war a jege sa population te man en tout cas yàgguma fi mais loolu en tout cas côté santé moom gis naa ni amul problème poste yëpp da leen di jàppale bu ñu amee activité mu fekkee ko bu ñu aussi buñ ko sollicité mu def ci lim mën loolu man personnellement en tant que médecin chef du district de Khombole te district Khombole ëmb commune Touba Toul Khombole Thiénaba Ngoundiane ak Ndiéyène Sirakh man mën naa ko seede ci moom sincèrement monsieur le maire ñu ngi lay remercier bu baax di remercier aussi vraiment imam bi ak le chef du village équipe car bi ma àndal ak infirmier de Ndiakhou nga xam ni ci la case bi dépendroon aussi Ndour di sama mag vraiment nekk le sage du groupe bu waxee rek vraiment ñëpp dal même bu gars yi bëggoon kii sax bu waxee rek ñëpp dal loolu aussi vraiment maa ngi la ci remercier bu baax di wax ni man bi ma ñëwee un mois après
la recevoir délégation bu takk bu jógee Mbos ñëw sama bureau ne ma ah ñun kat bu ñu sañoon dañ am case boo xam ni depuis 92 lañ ko tabax muy fonctionner te avant loolu sax en tant que ku ñëw ci structure daf nga gëstu xool poste bu nekk case bu nekk des doom sax lan mooy seen problème ak nan la ñu fonctionner ñu gis ne case de Mbos bokk na ci Sénégal les meilleures cases muy engagement boo xam ne construction yi fa am pratiquement population bi moo ko construire boppam te preuve bi mooy bii avant nga ñëw dem naa ba def visite bi maa ngi leen naan lii moo gën construction yi nekk ci centre de santé ba mu jeex ndax vraiment boo xoolee ni mu commencé pratiquement commodité yi war a am ci kër yëpp gis naa ko fa vraiment ma leen di remercier te ñoom novembre lañ ko commencé suma juumul ndax septembre laa ñëw def visite bi defal leen suggestion bi ñu commencé vraiment loolu aussi engagement te bu ñuy construire poste bokk na ci point yi ñuy xool mooy engagement population bi ak infrastructure ya fa nekk ak aussi distance entre case boobu en tout cas site boobu ak poste de santé bi ko gën a jege loolu normalement ci région Thiès ak région Dakar 1,5 kilomètre la te yéen seen diggante ak Njaxu mu ngi nekk 4,5 kilomètres kon critère boobu aussi respecté nañ ko bu fekkee région Thiès pour nga am poste bokk na ci critère norme pour population nga am 5000 habitants 5000 habitants yéen a ngi ci 6800 habitants kon critère boobu respecté ngeen ko donc infrastructure engagement de la population démographie mooy population bi ak distance par rapport au poste le plus proche donc lan moo desoon mooy journée tey bi critères yëpp def naa ko yóbbu ko MCR ñu yóbbu ko ministère tout ministère dañu ma waxoon bu la neexoon sax balaa ngay egg ci poste bi ñu paramétrer ko mu ne non poste moom balaa ñu naan poste la nañ def vraiment li nga xamante ni mooy le chef de la circonscription mooy préfet wala sous-préfet ñëw prononcé ne bi érigé nañ ko en poste après nag ma woo leen ngeen paramétrer ko def lépp lu ci war waaw te man dama rafet njort trop ci poste de santé de Mbos déjà commencé par ki ko jiite muy Marie Dominique sage-femme bi engagement ngay gis poste case de santé bi poste yu bëri moo ko ëpp fréquentation lu rare en tant que case mën a am fréquentation boo xam ne moo ëpp fréquentation poste yi tey bi may ñëw woo ki jiite pharmacie district bi pour mu abal ñu benn document nga xam ne moom foofu la poste yi def rapport def ma ni kooku de man pour man sax poste la li may commandé ci médicament poste yu bëri duñ ko commandé te booy commandé médicament yu bëri muy jeex c'est parce que foofu dañ koy fréquenté parce que boo amoon 5 médicaments kenn ñëwul mën na def at du jeex boo di amee tonne aussi ñëpp ñëw balaa muy yàgg tonne boobu jeex donc rien que consommation médicament rek mën na tax ñu xam ni fréquentation bi baax na te poste nag fréquentation moo ko moom poste fréquentation moo ko yor parce que état du la ko yoral district mënu ko def monsieur le maire mënul yéen yor par exemple seen besoin mënul nekk donc poste bi moo mën a gérer boppam te loolu jafewul soo ko weddee ngeen laaj sama grand dugg waaw bu ñu la fréquenté di nga am normal pour am personnel moom xoolal am na ñaari sage-femme diplômé d'état ñaata infirmier xaw ma sax diplômé d'état ak yeneen personnel yu bëri yoo xam ne moo ko fayal boppam te personne ñooñu ñi fay liggéey ñooy fay seen bopp parce que bu ñu fa nekkee mu am fréquentation ñuy dagg ticket di jënd médicament loolu mooy tax bénéfice yi bëri ba nga mën a am lu bëree bëri nga gis centre de santé boo xam ne am na 10 médecins ci centre de santé 10 yi ay ñaar wala ñett maximum la état jël en charge li des yëpp centre de santé bi moo ko jël en charge loolu bu amee c'est parce que centre de santé dafa am recette pour centre de santé am recette il faut ñu fréquenter ko donc yéen population Mbos bu ngeen bëggee poste de santé dox il faut ngeen koy fréquenter il faut ngeen fiy ñëw su ngeen amee problème ngeen xam ne fii ngeen bokk ngeen ñëw aussi dagg ticket médicament ñu bindal leen ko ngeen jëndee ko fii loolu su ngeen ko defee dafa mel ni nga jël sa xaalis dugal sa poche ndax di ngeen gis seen bopp ci développement bii mën ngeen dem ba poste de santé de Mbos nekk meilleur poste de santé ndax li gën a métti moom ngeen am mooy engagement ak comme ni ko Ndour waxee sincérité loolu su ngeen ko amee li des yëpp ay question de temps la te incha allahu rabbi fi ngeen teg seen tànk
bu ngeen continuer fii ak ñaari at ñett di ngeen gis ni poste de santé bi mën na dem ba raw poste de santé yi nekk district sanitaire de Khombole yi donc vraiment maa ngi leen di ñaan ngeen respecter loolu di fréquenter poste bi di jàppale aussi ki fi nekk moom jigéen la kenn la yombul donc imagine nga am accouchement bu métti nekk ci malade bu yegsee il faut may la juste le temps moo tax ñu leen di woowee patient boo ñëwee fekk ñu la jiitu nga toog dal xaar moom dina xam ndax yow ku mën a xaar nga wala ku mënut a xaar bu gisee ki mënul xaar mën na bàyyi ñëpp jël moom boo tegee bu toogee ci rang aussi ba mu jël keneen xaatal ni xëy na kooku dafa am urgence boo xam ne moom mën na ko xam te mënu ma ko xam en tant que ñun personnel de santé mën nañ gis malade xam ne kii ni muy nooyee su ma deful attention fii ak quelques minutes mën na am problème nga jël ko ki comprendre lul nag ndax toog rek mën na yaakaar ne non kii da nga koy privilégié ndax lii ak lay mais yu ci bëri daa am fu ñu koy teg loolu aussi maa ngi ñaan population bi ñu comprendre ko jàppale ko pour vraiment mu réussir ngeen xam ne réussite tam mooy réussite poste de santé de Mboss di ñaan également équipe 4 bi ma àndal ñu jàppale ko ak ICP yi ñoom Ndour Njaxu yow mi nga xam ne ni yaa nekkoon chef am donc à chaque fois nga koy accompagner di xool ni muy liggéeyee bu amee problème formation yooyu incha allah dinañ ci jàpp Sénégal nag dafa am benn plateforme pour information lépp luy information affaire santé donc soxlaatuñ di dinañ def document pour archive mais dañ koy bind tey jii bu ñu demee ministère ñu xam ni Mboss am na poste de santé fin du mois ministre de la santé bureau lay toog bu ko neexee mën na toog bureau taal ordinateur bi tapé poste de santé de Mboss ñaata nit ñoo ko fréquenté ñaata cas paludisme la am ñaata accouchement la am lu mu bëgg ci poste bi mën na ko am ci plateforme bi mais bu ubbee gisul dara day ni kii de saisirul kon le fait que yow saisiroo jëlewu sa données yi def ko ci plateforme bi dafa bokk ci li ñuy wax contre performance man dañu jàppale yow sérieux woo defoo sa liggéey ni nga ko war a defee ndax loolu mooy permettre docteur bi soxlawul ñëw fii pour laaj la question yu bëri ndax loolu boo xoolee di nga xam ñaata nit ñoo fiy liggéeyee di nga xam population bi di nga xam lépp information boo bëgg ci poste bi mën na fa am ndax am na benn rapport bu ñu paramétré def ko fa boo ko renseigné ñu xam ko sans déplacé wu là aussi vraiment ma lay ñaan nga redoubler d'effort pour plateforme boobu nga kii ko tey jii incha allah wala boog bu nekkul tey suba dinañ la paramétrer nga am sa compte bopp ñu ñëw former la expliquer la ni muy demee te équipe cadre aussi ñoom ñëpp dinañ fi ñëw dañ waxoon sax pour ñu déplacer la indi mais non non poste de santé kenn nekk foofu boo ko déplacé day mel ni day tëj mais ñun ñooy déplacé wu jóge Khombole ñëw fii di la former incha allah loolu maa la ko promettre bu soobee yàlla lépp loo xamante ne accompagnement la district sanitaire de Khombole dina ko def pour poste de santé de Mboss vraiment en tout cas loolu Ndour moom wax na yëpp loolu rek laa bëggoon yokk bàyyi kilifa gi monsieur le maire nga xam ne mooy responsable commune te bi poste de santé de Mboss bokk commune bi vraiment mi santi ay kaddu di jël kaddu goo xam ne mbégteem am na fu mu tàmbalee am fu mu yem di rafetlu aussi kaddu yi nga xam ne ñi ma jëkk a jël wax nañu ko mu jëm ci li nga xam ne par exemple moo ñu fa dajale muy lu am solo ci collectivité parce que santé dafa nekk lu am solo ci askan bi rawatina ci commune yi nga xam ne du leen a jabootee te wér-gu-yaram am fi solo lool te pour nga am ko aussi il faut nga am fooy fajoo am fooy tawat boo tawetee am foo mën a dem pour mën a faju Mboss cas de santé bi c'est historique bu dee man c'est historique mooy dafa ne cas de santé boo xam ne dafa bëgg ci cas de santé jëkk ci commune bi 1992 bi may jël commune rurale bi en 2002 dama fekk cas de santé bi di dox nekkoon ci ay jafe-jafe parce que mel woon nii te la woon na temps yoo xam ne bu ma fi door a ñëw amoon ay saket amoon ci cas de santé bi ma fi jëkkee indi ay lal
ci jamono boobu war na yàgg boobu li taxoon ñu def ko dañoo xam ne case bii ni ñu ko jàppee ak ni population yu fonke il faut que ñu jàppale ko ci ay équipement ak lu mun tuut boobu ak léegi ñu ko saytu deltewuñu gannaaw parce que jamono boobu Diop ICP bi njàqu yal na ko yàlla yërëm moo nekkoon njàqu di fa jóge des fois di ñëw fii di accompagner case bi ba ni mu demee retraite continuer aussi di ñëw fii di accompagner case bi kon li ngay wax ci moom lépp dëgg la parce que yombul ICP nekk bëri booy retraité desuwaat fa di liggéey mbaa jàppale askan ba fa nekk yombul te mu def na loolu kon yal na ko yàlla fay yàlla yërëm ko xaar ko àjjana case bi nag man xam naa ne case bi ñu jàpp la ñi fi nekk aussi fonk nañu ko seeti nañu ko daaw bu ñu séddale garab yi danga wax jëy mën na ko du ma dem te gënewu leen case de santé bu Mbos bu ngeen génnee ay garabam ba pare ma door a génn bàyyi leen fi parce que dama leen wax ne case de santé bu Mbos critère bi nga xam ne moom la poste de santé am case de santé bu Mbos am na ko kon da nga ko def wala ko yemale case de santé yi nga xam ne xëy na certes ay case la ñu mel ne bokkuñu ak bu Mbos loolu mooy woon rek case bi yàgg nañoo xam ni mu taxawee boo wax ba ñu koy def case de santé ba ñu koy def poste de santé boobu case la woon boobu aussi amoon na bâtiment certes mais bâtiment yi bu tawoon da daa seen terrasse buy seen xam nga bu lu yéeme la ñu clôturer ko saket bu ñu aussi xam ne case bi jàpp nañu ko fonk nañu ko maa ko clôturer ñu dem ba case bi aussi gën a avancé ma indi leen ambulance boo ambulance boobu sax des fois que bu tubaatu paan sax ñu jël ko dafa aussi district santé boo xam ne am jafe-jafe mu jël ko kon foofu aussi ni ñu sayte woon seen case bu tey mu nekk poste de santé noonu ngeen saytoo seen case bu tey mu nekk poste de santé ah man ne met ne commune bi mën nañu wax ne tey seule la zone de Ndiakhou moo am 3 postes de santé bu Ndiakhou bu bokk ak tey bi nga xam ne Mbos la ñu def ko poste de santé mais yeneen zones yi yëpp muy Kéyibra Gueye muy Ndukumaan muy Touba Toul fu ci nekk benn poste fa nekk ak poste de santé ci la unité bi nga xam ne door nañu liggéey ba pour jeune boobu mën am poste de santé kon tey bu ñu demee maintenant que ba seule la zone de Ndiakhou am 3 postes de santé loolu dinañ ci féliciter population yi xam ñëw fare ci zone bi ah tabax nañu ay case de santé am yoo xam ne defaguñu fonctionnement muy juróom-ñetti postes de case de santé tabax nañu ko clôturer nañu ko ba am lépp mu war a am équipement mais nag liggéey ba dooragu ca case yooyu mais nag xam naa ne aussi case yooyu saa ñu demee ba commencé fonctionner dinañu ñëw roy si bu Mbos ndax ñu am li Mbos am ndaxte santé moo yor am réew bu ñu wérul développement mënu fa am donc développement réew mu nga départ ca wér-gu-yaramu population ya kon santé lu ñu war a jàpp la lu ñu war a fonk la nun nag dinañu jàppale poste bi comme ni ñuy jàppale poste yi nga xam ñoo nekk ci commune bi ci équipement ci médicament ak ci lépp loo xam ne poste bi da koy soxla pour gën a mën a dooleel paj mi ñu am mbégte bu baax ci dëkk yi nga xam ne dugal nañu leen ñu bokk ci poste bu Mbos
lu mel ni Newra lu mel ni Sambaay lu mel ni Ndiol lu mel ni Ngeneen parce que am na ci poste yi ñu bokkoon mais bu ñu leen indee fii pour ñu gën a doole poste bi nun duñu am lu def ci am ci mbégte am ci aussi satisfaction parce que dañu am paj moom ou bien poste de santé bu la gën a jege rek am nga sañ-sañ dem faju fa parce que santé amul frontière moo njàngale bi moo yem ek bu la gën a jege rek mu nga fa dugal sa doom jànge ji fa kenn du la ne nag bokkoo ci école bi dafa jànge ba kenn du la ne santé bi bokkuloo ci doo fi fajoo kenn amul ci Sénégal mais dañoo bëgg rek gox bu nekk rek bërëb fajukaay jege population yi bu ñu fa bëggee dem rek mu yomb ci ñoom xam nga jóge Mbos di dem Njax du faju loolu lu metti la ba amul warukaay ba demukaay boo xam ne mën naa dem rapidement ci fekkente ne ngaa yor jàngoro boo xam ne dafay tar mën naa indi gàllankoor afa nga yëg si kon bu yàlla defee dimbali ñu ba Mbos au lieu muy dem Njaxu waa Mbos au lieu ñuy dem Njaxu yem fii au lieu ñuy dem Boox yem fii ak dëkk leen wër kooku nekk loo xam ne vraiment que lu am solo la Refane jege ngeen ko ñoo digaloo école ya fa nekk lycée ba fa nekk CM ya fa nekk mënuñoo wax ne du ngeen fa dem te bu ngeen fa doon dem itam waa Refane du leen tere jàng ci CM ba jàng ci lycée ba jàng ci école ya faju ca poste de santé ya parce que réew noonu lay doxe mais nag dañoo ne aussi que ndab bu xatee duñ ko war a xaaj moo sax sama dëkk yi gën a jege Refane bu yàlla defee ñu sabablu ba ñu am seen poste de santé muy Boox muy Mbos ak dëkk ko wër loolu aussi bëgg nañu aussi bu mu dem ci éducation bi bu am collège de proximité boo xam ne muy Njax muy Mbos muy Boox muy Ndadeen muy Njabaxal muy Njeneen muy dëkk yooyu yëpp muy Sameen Ndour ñu mën a yem ca collège bi de proximité boobu ndaxte école yi fi jàng fii yëpp nekk ci côté bi ñëpp mënu ñëw fréquenter c'est muy Refane te aussi c'est mu Njaxu sori na leen ko la aussi mu ngi ci suñu programme de toute façon que ñu ngi rafetlu toowaay chef de village yi parce que ci suba la woon te bu nañ ci suba sax du ma ko fekkee parce que dama amoon réunion Dakar bu ay 2 heures laa ñëw bi su préfet di wax ne maintenant nañ ko def 16 heures génn ma ko parce que bu ñu ko defoon ci suba gi du ma ñëw te ñëw gi aussi mënul ñàkk ko yàlla moo ne woon dinaa fekke ndaje mi préfet aussi dafa amoon réunion Thiès bu yebaloon adjoint aussi war mën a ñëw ñu ko nañ ko def ba ngoon ñu kilifa yi ñu war mën a ñëw muy moom muy man kon loolu moo taxoon ñu dàq ndaje mi jël ko ci suba gi indi ko ci ngoon gi mais te fas ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla poste bi lépp lu ñu mébét lu baax yàlla na ko yàlla def ñun itam lépp lu ñu fa sabab ci lu baax pour poste bi gën a am jëm yàlla na ko yàlla yombalal te képp ku faju si la nga faju yàlla na ko yàlla wëral kon ñu ngi sant ñu gërëm ñëpp jërëjëf. chef de village mbokku Mbos ñoo ngi leen di nuyu ñaxo sim naa nu na paax xam naa sañ ngeen ma mun a tontu parce que xam naa fi may waxe séeréer laa waroon a làkk n'est-ce pas monsieur le maire te bu ma làkkee séeréer ñu tontu ma waaw di gërëm bu baax mbokku Mbos ak tund bi nga xam ne ni moom la poste de santé bi polarisé pour ñaari mbir d'abord ci lii nga xam ne ci suba lañ ko nasoon xëy na ay tolof-tolof tax wala ay ndaje yoo xam ne nii ñun mënuñu koo ñàkk a teewe foofa ci suba tax ñu indi ko ci ngoon man mbettaange bi ma gis mooy bu ma yeble woon ñu def ko ci suba sax ma def erreur bu rëy parce que lii dama ko war a teewe
benn gan laa fi la ko ñaareel aussi wax dëgg yàlla population yi mérité woon nañu lu mel nii buñ koy def ñu teewe ko ñu bañ koo yeble moo tax ñu gërëm ci bu baax a baax nag docteur biñ ko waxee pour ñu toxal ko ci ngoon mu nangul ñu ko muy man muy monsieur le maire ñu war a mun a ñëw bokk ak yéen lii nga xam ne ni ay la yéwén war nañ leen mun a jaajëfal bu baax a baax a baax a baax ndax lan pas-pas bi ngeen am te docteur firndeel ko mooy engagement moo boobu daf ko wax waaye moo bu am solo la boo xam ne mu ngi mel ni jaajëf rek nga jëfandikoo jaajëf ku deful dara du ko am te moom ngeen def mooy engagement tax na ngeen war a mun a mériter seen case de santé jóge ci case de santé war a migrer dem ci poste de santé carte sanitaire am na ñoom seen domaine la maîtriser nañ ko xool ko bu baax a baax a baax waroon ngeen ko mun a mériter ci wàllu population wàllu yeneen critères yépp mais critère bi nga xam ne moo ci gën a am solo mooy engagement bi mooy yaakaar gi nga xam ne ni am nañ ko ak pas-pas bi nga xam ne nii gis nañ ko ci yéen tax na ñu mën leen a ériger poste de santé bi en poste case de santé bi en poste de santé te looloo ci ëpp solo ñu gis ko ci population bi gis ko aussi ci sage-femme bi nga xam ne moo fi ne ak ñi nga xam ne aussi ñoo doon liggéey bu njëkk mooy docteur Mamadou Diop boobu ngeen fi cité ñu ñaan yàlla xaare ko àjjana wax dëgg yàlla gis naa ne xel yépp boo xoolee assistance bi ni mu xawee géey nii sax xel yépp ñoo nekk ci moom ak xol yi kon ñun ñëpp am nañ yaakaar ci moom yàlla xaare ko àjjana fonctionnaire nag loolu la am di liggéey fenn ba nga dem ñëpp di la fàttale ko bari na ñoo xam ne ni dañ koy sàkku di ko am mais ku liggéeyul aussi du am loola moo tax lu am solo li nga xam ne ni wax ngeen ko pour fàttale ko tudde ko poste de santé bii lu am solo la ngor la delloo ko njukkal la njabootam xam ne wax dëgg yàlla ñun de ñàkk nañu waaye ki nga xam ne ni moom lañ ñàkk seqoon na teraanga ak liggéey bu wër ak population yi nga xam ne ni ñoom la nekkaloon gis nañ ko ci éducation gis nañ ko fu ne ci wàllu santé mais loolu aussi su fekkee mérité na ko te gis nañ ne nit ñëpp xol yëpp ànd nañ ci bu ngeen yeboo ngeen def ko procédure yi da ngeen koy def rek monsieur le maire ñu def ci délibération ñu defal lu ci war incha allahu rabbi la ma cay teg mooy xeex ngeen farlu ngeen ba ñu ériger leen case bi en poste bàyyeeku nag waru cee ne kon mu ngi mel ni garab gii rek booy yéeg ba ca kaw li gën a jafe mooy des fa taxaw fa jàpp foofu yàgg fa loolu mooy li gën naka mooy ca la ngeen ne woon ngeen yokk ko gën cee góorgóorlu ba li nga xam ne moom la docteur am yaakaar ci yéen mooy poste bi doon meilleur poste ci district sanitaire bu Xombol loola nag am na ci yaakaar bu baax a baax ci yéen parce que ki la jox añ bu la diggee reer nga war ko mën a gëm loolu nag da koo gis ci yéen ci loolu aussi day tax du ngeen ñàkk dara parce que mbooloo mooy doole engagement boobu moo tax ngeen mën a tabax lii ñu àndul déggoowuñu mënuñu ko bari na ñoo xam ne sax ab pokus toilette yële mënuñu sax bokk ba mën koo def ay xol yu ànd koy def ay ñoo xam ne ni dañoo bëgg seen dëkk di xool benn place ñoo ko bëgg ñoo ko mën a def kon loola qualité la boo xam ne ni ñun dañ leen cee war a encourager bu baax a baax tax na fu ñu gis lu mel noonu ñoo xam ne ni développement def leen a ñor la ñu war muy maire nga xam ne élu la muy administration ñun dañuy sol suñu dàll ñëw ba foofu ànd ak yéen ci loolu ñaax leen jaajëfal leen bu baax a baax a baax parce que kat am na bari na ñi def Fuuta gis nañ ne dëkk yooyu seeni immigré bari na ay infrastructure yu ñu def foofu dëkk boo dem ci Fuuta di nga fa gis poste di nga fa gis maternité di nga fa gis centre de santé dispensaire lépp ressortissants yi ñoo ko fay def
engagement bu mel nii la ñu am moo tax kon loola buñ ko royee ci ñoom wax dëgg yàlla war nañ ko mën a réussir parce que waruñ ñoo gën a bëgg seeni dëkk kon loola buñ ko gisee fii ci Mbos wax dëgg yàlla engagement boobu war nañ leen ci mën a def ba aussi loolu law ci gox bi ñeneen war cee roy ba nii nga xam ne nii def ngeen ko ba am seen poste de santé ci jàppale monsieur le maire ñu fexe def tout ba ñu defal leen un CM de proximité parce que kat xale yi jombul ñuy dox ay kilomètres foo xam ne xaw na sori te loolu yëpp mën na sooxeel seen njàng galaaw bu ñu amee seen wér-gu-yaram ba pare njàng ci war ci njàng moomu nag ngeen lëkkaloowaat maire jàppale leen ba ngeen am CM boo xam ne ni seeni xale balaa ñoo génn ci dëkk bi dem ba mënal seen bopp parce que kat njàng base la xale bu ndaw bi ba ngay am 15 ans 16 ans bu demee ba àgg foofu rek day am maturité mën a continuer boppam am pas-pas ak engagement pour mën a continuer njàngam kon loolu lu am solo la mu war a doon ñu ñàkk a jàpp ci wàllu wér-gu-yaram bi rek xaar aussi yeneeni secteur comme ni ko monsieur le maire waxee di jaajëfal bu baax nag aussi médecin chef Ndour yow aussi Ndour nga sant ngeen dëkk Fatick man ma dëkk Fatick ñun ñëpp nag ci benn gox lañ jóge ñëw di leen liggéeyal da ngeen ñoo téye nag suñu baaxee tagg ngeen leen ñoom ñëpp muy ICP bi ak ICP Ndour ak médecin chef fa ñu jóge ñoo leen ko gën a soxla de parce que lu baax wax dëgg yàlla ku ne bëgg na ko soo ko gisee nag muy dem di baaxal ñeneen mën nga koo xëcc kon nag fexe leen ñoom ñu toog ni ñuy toogee mooy ñu am seen kersa gi mooy ñu gis yéen ñu farlu comme niñ ko gisee fii ci Mbos yeneen gox yëpp def am engagement bu mel noonu su ko defee ñoom ci seen bopp bu ñu bëggee ñaan affectation sax dinañ am kersa goo xam ne di doon dugg seen diggante ak ñoom loola moom dama leen koy dënk sinon moom ci boppam su ma xamee li mu mën ak li mu doon dinaa fexe yóbbu ko sama district Diofior ba ma dëkk te mooy gën a jege këram parce que damay xam ne lu baax la lu ma ko xam-xam yéen a ma ko gën a xam mais man li ma def ak moom defe naa ñeenti weer la li mu wax ci man dafa am disposition yoo xam ne gis naa ko ci moom moo tax man fu mu ma woo bu doon minuit sax ma wuyu ko ci parce que dama xam ne dama ko fekk ci waar wi mu nekk ndaw lu am engagement am disponibilité lépp lu ngeen di wax ci yéen mu ngi ci moom kon wax dëgg yàlla ci wàllu santé district bi war na mu cee mën a am réussite maanaam mooy am ci loo xam ne